di féliciter le président Gris Bordeaux ak ténor yi nga xam ne ñi ngi toog tey am nañu mbégte am nañu cant jëm ci yéen seen rakk yi toog ci ginnaaw tey pour wax leen champion làmb jëpp ak képp koo xam ne da nga diriger écurie yaa ngi toog nii ci ginnaaw buñ doon lim duñu jeexal ñëpp a ngi fi ñëpp mais président Gris Bordeaux gàcce nga la am bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax man du ma ne nit yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko nit la koo xam ni ku humble la comme niñ ko waxee woon bis yàlla def na am na tolof maag Balla Gaye mii dem fa ñuy waxtaan ñu wax loolu nit ku am ouverture d'esprit la ku mën a déglu la ku mën a ñafe pour ñu mu àndal la mais di féliciter l'ancien bureau qui était là Balla Diouf mi ngi nii toog secrétaire général ngeen tàcc ko bu baax ndax lii ngeen lijjanti ba di ko def moom place am la doon joxe ñu fay réunion yi donc Balla merci beaucoup encore une fois man nag le B52 suñu mag aussi depuis l'association avant ñun ñuy ñëw sax mi ngi ci suñu mag la suñu frère la te sa taxawaay aussi dañu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax di wax aussi le roi des arènes Modou Lo dama bëgg ngeen xam ni démb vidéo am audio yi ma jox yi mu doon def yëpp mi ngi ci groupe bi mi ngi ànd ak gars yi ak fukki loxo bu Balla Gaye teewee mel na ni teew na démb wax na jox na vidéo am ñi nekk ci groupe bi ñëpp dégg nañ ko joxe na ay audio ñëpp dégg ko donc dama bëgg ngeen xam ni décision bi président bi di jël moom ci la bokk mais man damay xolli góom bi man damay wax ni président ñun yow la ñuy waxal ñun on n'a pas un Youssou Ndour pour aider les jeunes mais on a un Balla Gaye on a un Bombardier on a un Gris Bordeaux on a un Modou Lo te aussi on ne commande pas mais si dëkk bi lañ bokk aussi suñu koor ñun rek culture gisuñu dañu waxante dëgg gisuñu ñu dajale lu ñu dajale ñun ak suñuy déem ak suñuy Dakar jox ko état bi bu ñu demee ba subventionné ñëpp subventionné dafa mel ni xeebel dafa am nañ ko waxte de man maag président bi ñoo ànd dañ ko campagnal ñun ñu toog fi ñëpp dañ ko campagnal ñëpp a ko campagnal li ñu fournir ci effort ak ci doole ak ci kaddu ak ñëw di prestation artistes yu bari yu ñu jox ay moyens defuñu ko donc président li la Balla Gaye wax dëgg la ñun dañu ànd ak yow mais bëgguñu rus man dama xaw am kersa sama gars yi ma àndal nii donc président gestul nga jàppale milieu lamb jàppale jeunes yi ñun ñooy corps bi ëpp ñu dem ci gaal yi président ñii ay gor lañ ñii dëkkuñu Almadi dëkkuñu Ouest Foire dëkkuñu fenn ci banlieue bi lañ dëkk ñuy fëgg seen kër di leen yee ci seen néeg monsieur le président de la république bu ñu au conseil HCCT foofu dem yaa ngi fekk nawetaan yaa ngi fekk footballeur yaa ngi fekk basketteur mais chaque fois dañuy léser président xeexuñu xuloowuñu mais nag adressé nañ la interpellé nañ la yow yaay suñu président te dañu bëgg nga dimbali làmb ubbi làmb subventionné xale yi jàppale leen projet yi nga taxawal yëpp nga jàppale leen ñu ànd am dara parce que booy itam bëgg nañ am dara allahumma salli ala sayyidina Muhammad. asalaamaaleykum. ñu ngi leen di kontaane di wax baatu a'uuzu billahi mina shaytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaayu le monde de la lutte particulièrement la presse ñu ngi leen di sant di leen gërëm toute la presse sénégalaise di am contentement seen teewaay fii rawatina nag association nationale des lutteurs du Sénégal di nuyu nag képp koo xam ne jaar na fi rek muy président commencé ko ci Moustapha Guèye Boy Kayre ba ci Khadim Gadiaga bi nga xam ne tey moo ma jox témoin di nekk nit koo xam ne nit ku engagé boo xam ne mbir mi yàqu ci dara bi mu nekkee devant la scène daj na ay coono am na fu mu association bi nag continuité la
bi mu nee ma dama bëgg a continuer suma liggéey ci politique mënuma ko boole ak nekk président association nationale des lutteurs du Sénégal bay naa ci suma waar kon boog il faut que yow laa gis yaakaar ko pour nga yëngali liggéey ma accepté ko nag parce que tamit quoi qu'on dise rek tey man balaa may dégg président des lutteurs je me suis toujours engagé nekk toujours jël mbir mi def ko sama mbiru bopp parce que tamit dama na mbër képp ku ko nuyu wala nga teg ko ay coono mën nga ko teg je me suis sacrifié depuis des années loolu nag c'était personnel j'ai perdu des combats yoo xam ne engagé bi ma engagé au niveau de la lutte moo ma ko perte loo ma xam ci ku ne yàgg nañ ma artu ci yu bari mais nit bu amee conviction ci dara du dëgg te loolu nag mosuma ci jóge ba keroog bi may dégg le président kon boobu maa ngi rafetlu suma collaborateurs yi ak suma bureau bi nga xam ne tey pour ne pas citer di juum mooy ñii sumay collaborateurs lañ ñu nekk vi une association lii nag pour ne pas faire amalgame parce que tamit dañ nekk ci dëkk di Xaadim wax sànq rek association la te association dafay comporter par ay texte ak ay consensus mosuñoo def dara même ba ci pandémie bi nga xam ne dañu jëloon ay dons doon ko yóbbul ministre de la santé concertation la wootante suñu biir ñu ñëpp ñi am temps ak ñu amul temps noonu lañ mës a doxalee ba ci lii tey ça fait 1 mois ñu koy topp parce que ku ci nekk bëgg nañ xam sa calendrier pour nga bañ a manqué bés bi mbenn Modou Lo moo génn mu jege mais amul ku ko yëgul ku fi ñëwul rek empêchement moo ko tax képp koo xam ne teewu fi rek muy leader da nga am empêchement mais noonu la ñuy doxalee suñu lépp di saluer nag notre frère Boy Niang suñu rakk la mu def bërki démb li ci am importance mooy appellation bi mooy message ba jàll na parce que ñi ma si interpellé dafa bari on est une famille ay famille lañu di ko ci remercier parce que peut-être dafa yàkkamti parce que tamit lii tey amaana tey nee nañu dafa yéex na yéexul parce que tamit mbir boo ko bokk ak say nawle rek il faut que tey nga dem ba tënk moo waral kii mais nag ñu ngi la ci remercier mon frère Boy Niang di la ñaanal jàmm di ko ñaanal say mbokk waaw ñu yaatal rek dugg ci li nga xam ne tey moo ñu tënk fi tey dañuy xam ni làmb bien avant coronavirus di dugg ci àddina bi làmb corona la bu yàgg làmb corona la avant corona di ko laal corona dafa ñëw kor ko dogali ko boo leen seetloo làmb 2010 2011 2012 ak làmb 2020 19 18 20 am na différence bu leen fàttali ni calendrier dafa doon surchargé ba gars yi bi les promoteurs di jël les mercredis et les vendredis te coow li lu muy bari yëpp làmb mooy sport ak culture bi nga xam ne tey bés bu calendrier bi chargé mooy dëkk bi dafay stable il faut que nit ñi di seetlu lañu seetlu année yi passé bi calendrier bi chargé ba nga xam ne combat dëkk bi mel ni parce que c'est sport de chez nous amuñu lenn lu ñu mën a impressionné mooy sport bi nga xam ne aada da ci nekk d'abord aada da ci nekk cosaan da ci nekk moo tax bu ma déggee parfois gars yi di wax naan culture xanaa xamoo làmb moo tënk ministre de la jeunesse parce que d'abord il faut être jeune pour def làmb jeunesse mooy def sport deuxièmement nga na culture
làmb am na ñoo xam ne tey bëri bi intéressé wu leen dañuy ñëw seetaan Balla Gaye bu bàkku wala Bombardier bu bàkku après ñibbi c'est la culture ba pare nag nga ne sport ak bagage yi am na ñoo xam ne loolu mën a intéressé làmb éducation yooyu nag bu tënkoo ci làmb tey ñu jékki-jékki sentir ni ya amoon ak léegi am différence tey bien avant que corona di dugg ci dëkk bi làmb am na ay jafe-jafe te jafe-jafe boobu nag am na ci loo xam ne dañ koy reprocher suñu bopp mais am na ñoo xam ne dañ koy reprocher ñi ñuy jiite ni ñu koy reprocher suñu bopp mooy parfois da ngay dëkk nit micro muy lex-lexal war a wax dëgg parce que dëgg ku lool xaq wala waxaana mu ran dëgg yàlla moo ko moom nga dégg mbër nga jox ko micro làmb ak jafe-jafe yu mu am dégg ko micro muy lex-lexal di wër ndombak di wii rek di xam nga parce que am na xaritu ministre rek wala xaritu parti c'est quoi ce problème ñun li ñuy dundee suñu sutura bi képp ku la mënul yoral sa kër mënu laa yor Bombardier dafa wax léegi ni mbër c'est un noble noble mbër mënoo ko xam tant que ñëwoo dëkk ak moom wala nga jege ko suñu xaalis dafa leew parce que suñu xaalis balaa ñoo dundal suñu njaboot di faire suñu école doom il faut suñu benn bën dañ wala suñu ngam tourné waaye caaxaan loolu il faut nga nekk noble dëgg suñu xaalis dafa leew moo tax incha allah bépp doomu mbër day réussir parce que suñu xaalis pour nga am ko dem nee naa la da ngay xëy suba bëre ba pare xëy suba di sëlmu sa madame di la di capp morso di la fompal ndax sa loxo du mën a laal doo mën a sàqami xaalis boobu lan moo ko gën a lew kon ça veut dire que tey ñu on est des nobles ñun nous les lutteurs waaye amuñu ay compte Singapour ñun xaalis bi nga xam ne dañ koy jëlee ci làmb bu nekkoon ci ñun rek la yem immeuble boo compté ci Sénégal deuxième ba immeuble mbër lay doon parce que xaalis bi ñuy gagné ci làmb dañ koy partagé ak suñu ay mbokk population sénégalaise. mbër moo gën a accessible ci star Sénégal mbër dama ne moo gën a accessible parce que on est trop proche ak suñu dëkkandoo yi buntu mbër dañu jege suñu population tey bu ñu ubbee tey buntu kër mbër boo fëgg ñu ubbil la kon boog am na loo xam ne tey li ñu ñëwee fii tey di ko fi yaatal tey parce que on a un problème bi lan la mooy la pandémie le coronavirus dafa dugg ci àddina bi nasaxal trafic yi nasaxal liggéeyu àddina bi yëpp ñun nag accepté nañ ko en tant que ay citoyens. gars yi ñu dégloo waay s'il te plaît. gars yi ñu dégloo waay. accepté nañ ko en tant que ay citoyens accepté nañ ko en tant que des leaders d'opinion accepté nañ ko les mesures barrières yi depuis bi corona bi amee ba léegi dañ cee jàpp ñu ko pour xalaat ni am nañ war nañ am retour dañ ci jàpp parce que le président Macky Sall moo def appellation woo citoyen woo secteur privé bi woo ñëpp ne leen dimbali leen ma ci feebar bi ku ci nekk sa déem sa Dakar loo am defal ñu yëg appel boobu parce que ñun nag lépp loolu lu ñu am nañ ko santé population Sénégal parce que nag lu ñu leen jox delloo nañ ko ci ñun bu ñu amee tàkkusaan fii da ngay romb ci mbedd mi nii doo gis nit ku dox ñun lu ñu am fii lañ ko delloo ci dëkk bi ñu yégee loolu nag la ñu conserve suñu biir comme association li muy def rek dajale li ñu am yóbbu ko mu rafet lool mais defuñu ko pour xaar dara ci état bi defuñu ko dañ ko def parce que ay citoyens lañ comme ñëpp mais nag pandémie bi dafa amaat beneen tournure mooy deuxième vague ñu gis ni décret bi nga xam ne tey ministre de l'intérieur da ko indi muy suspendre toute activité culturelle et sportive dafay dis ñun dafa metti am na mbër yoo xam ne bi ñu jëlee avance mbëru mbapat yi ñun on parle des lutteurs en acte ñun ñii ñoom mbëru mbapat yi ñu nekk ci àll bi xam ne boo nekkee ci àll bi tey di def ay tournois am na si ñu nekk ci mbapat yi yoo xam ne ñoo ëpp xaalis sax mbër ñi mois de mars mbër yoo xam ne jël nañu avance depuis daaw jusqu'à présent tey xamuñu fu ñu jëm Bombardier bi nee na laal la comp Balla laal la comp kañ loolu kañ lay rees jeex na bu yàgg ñun nag
li ñu fi dajale tey mooy dañu bëgg rek dañu gis ni sentir nañu Covid 19 bi bu leen fàtte ne état bi 1000 milliards moo dugg 1000 milliards gars yi nañu waxante dëgg ben 1000 milliards du 100 francs ça waay on n'est pas des Congolais on n'est pas des Zaïrois on n'est pas des Libériens on est des Sénégalais non loolu moom ñoo xam ne nous les lutteurs on est parti de rien du tout billaay wallaay tallaay tey fii kenn juddu fi sa papa fekk sa baab ay millions Gris Bordeaux am na yaa 20 ans ou yaa 30 ans bu asamaan si xiinee day tiit ay bool lay teg de gauche à droite ndax ndox mu war a wàcc ci kawam kooku tey ak ñeneen ak ñoom fii tey ku fi expliqué wul sa jaar-jaar nga ne c'est pas possible on est des nobles am na ay jamono yoo xam ne yaa 30 ans de ça là bu asamaan si xiinee du ma nelaw ak samay moroom jusqu'à présent am na ñu koy dund dugg ci làmb uniquement pour redresser sa famille dugg ci làmb pour dimbali sa waajur mbër yi ku ci engagé wu mais bu leen mais takk ngemb nekk ci diggu géew 60 000 spectateurs kurpañ yi di mel ni mbàccum gerte mais dafa yomb mais ça yombul problème yooyu nag 6 mois de préparation gars yi yaakaar ne ñu ngi at nag li ci biir ngor la ñu sut ñu ngi sant yàlla mais nag am na loo xam ne tey li ñu fi teew indi fii tey mooy dañu gis ni état bi saa yi gars yi nañu waxante dëgg 1000 milliards 200 francs 1000 milliards la état bi téye ci loxo di ko séddale ñu sentir ni mbir mi am na ci discrimination am na ci parce que tamit ñun les artistes suñu ay xarit lañ suñu ay copains lañ parce que quand on dit dans la lutte parfois dañuy dégg tey notre grand notre fierté Youssou Ndour lu mu wax dugal ci mbër jox na mbër cër lool lu mu wax boole ci mbër dañ koy wooye l'ami des lutteurs loolu dañ koy accepter mais nag dans ce cas bu ñu gisee ni stigmatisation am na ci affaire yi ak discrimination parce que dañ koy déplorer parce que bu ñu nee état bi am na 1000 milliards yoo xam ne tey problème mu Covid 19 bi la 1000 milliards wala 10 000 milliards 1000 milliards ci 1000 milliards yooyu loolu sport l'ensemble du sport xam nga lu mu ci am 1 milliard 300 ci sport laa wax de 1000 milliards yooyu 1000 milliards yi maanaam sport 1 milliard 300 la ci am ñu jël 2% jagle ko làmb 2% mooy 27 millions 27 millions yi promoteurs yi lañ ko séddale yu engagé woon ay combat ba pare suñuy mag lañ suñuy ndijaay lañ suñuy xarit lañ mais loolu tey bu ñu ko joxoon mbëri duñ ko laal barke Cheikhou Tidiane duñ ko laal 27 millions 2% la ñu séddale promoteurs yi comparaison avec la culture ñu def comparaison parce que nag bu ñuy comparer suñu bopp suñu mbokku artistes yi parce que làmb dafa bokk ci culture teguñu leen bët suñu xarit lañ suñu am ji jàmm lañ fii ku fi nekk mbër bu fi nekk am nga xaritu musicien parce que dañu bokk métier bi mais nag ci ñoom la ñu mën a jël exemple ñu jël 3 milliards bi nga xam ne bi corona bi duggee ci dëkk bi ñu jagleel leen ko 3 milliards fan yële passé ñu yëngal gars yi jox leen 2 milliards 500 muy 5 milliards 500 làmb 27 millions loolu mënuñu ko concevoir loolu mënuñu ko maanaam loolu tey loolu ñun suñu xol yi man damay tëdd di nelaw man sama suufu xol bi di metti non loolu dafa loolu amul ku mu loolu dafa metti parce que tey discrimination boobu warul am ci état bi li tax li ñu fi dajale tey c'est juste pour message bi dem ci ki nga xam ne tey moo ñu bokk njaboote
Xaadim wax na ko léegi président Macky Sall mbër yi dañu contribuer lool engagé wu ak détermination ci campagne am bu toogee tey nekk le président de la république ñun dañ cee tax rip tey campagne yi bi mu am ku war a jaar biir Géejawaay boo lonkowul ak Balla Gaye lonkoo dara Amadou Ba bu bëggee jaar biir Parcelles yëngal bu bokkul loxo Modou Lo du gis dara parce que loolu nag yàlla moo ñu ko jagleel nag ah Seydou Gueye bu ma lonkul ci loxo biir Medina wala Bamba Fall ak Cheikh Ba du ñu gis dara ak yeneen mbëri fi nekk ñi yëpp ku ci nekk kay def politique ca quartier Pikine nag Pikine bu ku lonkul Boy Niang wala Eumeu Sène wala Ama Baldé gisoo dara kon nag dans ce cas ñun nag il faut ñu xam ñun ñooy ñan il faut ñu xam ñun ñooy ñan te ñu bàyyi kuñ ci dëkk micro ngay raayal parce que am nga ay xarit yooyu ñu ngi lijjanti seen bopp ñu ngi lijjanti seen bopp kon boog li ñuy déplorer di ko wax le président de tous les Sénégalais ñun say njaboot lañ ñun say njaboot lañ te sonn nañu trop suñu ay rak parce que tey macha allah yàlla suturaal nañu tey ñun ñi nga xam ne li Balla wax sànq suñu ay pap ñu ngi lal tëdd ci lal hôpital bi ñoo xam ne tey ñoo xàll yoon bi les Boy Bambara les Mbaye Guèye les Robert les Papa Kane ñooñu suñu ay pap lañ ñooñu tey li ñu am war na leen ko santé lu ñu am war na leen jox àllarba ñooñu ñoo xàll yoon bi tey yàlla dogal nag ba ay génération Moustapha Guèye ñoom taay jeunes ak ñoom ñëpp jaar ñu la ñëw kon boog am na loo xam ne tey bu làmb amee jafe-jafe ñu jëpp genn wàll ñu yàlla ñu ñëw fi yëpp tey làmb teral nañu sagal nañu parce que lañ doon mébét ci làmb ak vis-à-vis ak suñu njaboot dimbali suñu yaay yóbbu suñu yaay màkk tabax ay kër jël suñu ay doom dugal leen ci école yi gën a cher ci Sénégal yàlla def na ko bu fi yemoon sax mu neex mais nag yaa nos frères derrière suñu ay rak suñu rakk yi tey làmb bu ñu ko bàyyee mu sooxe li ñu defal ñu tey nii ba làmb ñoom Balla Gaye ñoom Moustapha Guèye ñoom Tyson ak yooyu li ñu def tey ba ñu am tey ci soow bi naan ci bu ñu bàyyee làmb yàqu suñu rakk yi du ñu am sax lu ñu am sax sàkket loolu la ñuy bañ nag loolu moo tax tey ñu engagé wu jóg pour association nationale des lutteurs du Sénégal créé wuñ ko nekkuñu fi dañ fi nekk uniquement pour défendre intérêt commun de la lutte loolu mooy suñu loolu rek moo ñu tax a jóg état nag solution mënut a ñàkk solution mënul ñàkk làmb ji mënuñu ko upp tëj ko lépp loo gis ci àddina mais yeneen sport yi ñu ngi ubbi course épique démb la ubbi artistes yi am na ñuy def 8 kilos bërki démb am na ku ma war na ma di am na ay artistes yu yëngal ci ay salle championnat Sénégal day ubbi bientôt le 2 waaw léegi ñun basket le 2 waaw kon ñun fu ñu nar a jëm ñun avant waxu ubbi li nga xam ne dañ ko amee ci coronavirus bi loolu dañuy réclamer état discrimination boobu ñun ci dëkk bi lañu bokk loolu ça n'a rien à voir ak làmb bu ubbi ak làmb bu ubbiwul loolu bokkul de bokkul loolu bokkul différence dafa am dañ ne ñun làmb ji dañ ko tëj làmb ji ñun am nañu ay proposition parce que yàlla daf ñu may ñuy toog di concert suñu biir mais làmb bu nekkee stade bu am 60 000 spectateurs mais dañ ko diminuer dagg ko ci digg bi 60 000 spectateurs dañ jël moitié bi wala tiers bi système pay-per-view bi am na ça existe ñu dooleel ko làmb dafa état làmb ji état da ko war a subventionné jënd droit télé yi état bu doon jël 5 milliards di ko injecté chaque année ci làmb loolu du ñu am problème kontaan nañ bu leen fàtte ni avant arène nationale bi avant muy am ci la làmb gënoon a dox kon arène nationale mënul ñëw nag parce que dafa amul mesure d'accompagnement non amuñu woon stade amuñu woon arène nationale làmb di dox amuñu woon arène nationale làmb di dox ba journée yi ay mercredi promoteur di jël les mercredis et les vendredis mais arène nationale mënul am làmb du am parce que benn de un ni ñu koy joxee promoteurs yi
dafa jaaduwul c'est un bijou c'est un cadeau nan lañ ko mënee un promoteur bi nga xam ne tey xamoon nan la def ay coono mais promoteur ñu waroon leen ko jox gratis waruñu fay dara waruñu leen jox promoteur bi ñu jël arène nationale bii tey waruñu joxe dara caution ci dara à la base dañu ko xam nga cadeau la kon dans ce cas promoteurs yi war leen allégé yu bari accompagner parce que nag ñu jël arène nationale teg ko rek te amoo ay mesures d'accompagnement mais fii y a des sociétés étrangères état bi dafa war a dugal loxoom ci làmb parce que làmb industrie la làmb ñi ciy gagné dafa bëri yéen ñi presse yi combat Balla Gaye Bombardier bu defee ñaari weer mais de non seen affaire day baax non làmb ñi ciy gagné amul macha allah loolu moo am mais tey dama ne la làmb industrie la jaaykatu gerte caaf transport les sérigraphes les gars yi defar t-shirt artistes yi gars yi dañuy génne single ci combat Bombardier Moustapha Gueye yéen a koy rappelé tëgg ko du sabar yi les transporteurs gars yi def flocage t-shirt xam nga la sëriñ si ñi nga xam ne mbëri ay balla ay 5 millions 10 millions lay fay sëriñ comprendre sëriñ si gëj nañu laal ëwkat yi uude yi kon ça veut dire que làmb industrie la te état dafa war a dugal loxoom ci làmb état dafa war a subventionné même jëlkatu sarax yi la lutte jëlkatu sarax yi waaw dañ fàtte loolu am na benn booy boo xam ne ñoo bokk koñ chaque jour li may wax mooy mais grand kañ ngay combat dama gëj a laal ay affaire u laadum parce que man des fois moo amee combat ci xaru laadum yi laay def di sarax mënu ma mais grand ceebu laadum kan lay am mën a ko combat amagul corona bii nag yi gars yi nga waa Seras waa Fora dañuy yàkkamti combat am parce que làmb industrie la kon nag il faut que état bi xam ne ñun ay doomam la ñu on est des citoyens dans ce pays te lu ñu nekk ci Macky Sall la ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko fal contribuer nañ tey dañu contribuer teg ay coono tey mu nekk le président de la république kon boog tey ñu ngi koy interpeller di ko wax ni ñun njabootam lañ bokk ci njabootam lañ bokk na gestu làmb bàyyi xel ay njabootam parce que sonn nañu lii nag dañu ñëw rek pour alerter parce que tamit Sénégal yi dañu ñëw rek pour alerter kilifa diine yi dégguñu le monde de la lutte dégguñu Sénégalais yi dégguñu xam ne ñu ngi sonn nañu addina bi dégguñu xam ne mbër yi am nañu problème te problème bi xam nañ ni corona bi moo ko sabab yëg nañ ni corona bi mi ngi ci dëkk bi yëg nañ ni mesure barrières yi ñu ngi koy jël waaye nag il faut que état bi bàyyi ñu xel bu baax a baax ñun nag lii nag premier pas la ñu ngi fàttewuñu yaayi Issa Pouye ñu ngi koy jaale waaw ak père Balla ak suñu mag yi ak suñu papa yi nga xam ne dañ fi làqu ci diir bu gàtt ak papu les ak kii wu les de frère les deux bi ak Pape Bouba Diop suñu international boobu nga xam ne dëggal nañu 2002 xam nga ñoom Papa Yadda ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale ñooñu nga xam suñu bopp suñu njaboot lañ bokk lii nag ñu def tey appellation la rek pour tey kilifa diine ñu dégg ñu waaw surtout nag ñu ngi sans tarder waaw mbëri fi teew yëpp particulièrement ak ñi fi teewul surtout nag Lassana Bounama Cissé bi nga xam ne moo yor wàllu organisation bi parce que bi ñu ñëwee ak école Baye Fall bi ak Aliou Seye numéro 2 le Wouraba le coordinateur Serigne Mbacke Ndiaye ñu ngi kontaan nañ ci ñoom lool parce que dañu ñëw fii fekk ñu defar lépp parce que démb ci guddi lañ fi ñëwoon pour def état des lieux xool mbir mi mais bi ñu ñëwee tey xam nañu tey c'est pas pour rien ma jël leen def leen pour ñu gérer tout ce qui est organisation di nuyu nag suma secrétaire général muy Frazier parce que démb ba 3 heures du matin ñu ngi concerté wu pour bés bi di nuyu nag suñu papa Malick Gueye le secrétaire général de Equifax le grand frère de Moustapha Gueye daf ñu mës a accompagner pendant
période yi nga xam ne période yu compliquée la plus de 25 ans ñuy accompagner association bi ñu ngi koy jaay démb lañ toog këram ba 3 heures du matin pour concerter wu nan lañ mën a taaral bis bi di nuyu Picc Ramatu di nuyu nag gars yi fi nekk yëpp mais nag borom bés bii borom place bi muy Iliman Lam parce que nag bu leen fàtte ni am na ay jeunes yu engagé yu nekk ci dëkk bi créer ay emploi di liggéey ci dëkk bi un gars comme Iliman Lam et son ami frère Aziz Ndiaye parce que bi ñu soxlee place bi Balla mii laa concerté wu ak moom mu ne ma Iliman neen amul problème kon boobu Balla ñu ngi lay jaajëfal ci loolu